salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu ci seen sant yéen téléspectateurs yi di bëgg a waxtaan ak yéen ci TV Darou Salam tey nag ñoo ngi dalal suñu benn xarit boo xam ne moom ci waa APR la bokk xam naa dinaa ko bàyyi après mu présenté bu baax di waxtaan nag ci fànn yu bëri yoo xam ne dañoo concerner actualité sénégalaise lu jëm ci parrainage bi élection présidentielle yi opposition Khalifa Sall bilan Macky Sall bi mais aussi ay fait yoo xam ne jot na xew comme affaire u Y'en a marre bi donc tey nag comme ni ma ko doon waxee ñoo ngi dalal fii Modou Ndiaye xam naa moom li ma la bëggoon laaj en premier lieu mooy nga présenté wu Sénégal yi mën la xam. waaw jërëjëf Louis waaw salaamaaleykum waa Darou Salam TV maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal di la nuyu Louis di nuyu sa techniciens yi nga àndal yëpp te ñu nekk si ginnaaw di wane liggéey bu rafet bi di nuyu sa équipe bi nga àndal yëpp di rafetlu lii nga may ñu tey muy occasion bi ñu mën a exprimer wu suñu xalaat ak suñu gis-gis ñun en tant que ay homme politique Modou Ndiaye coordonnateur APR bu Napoli vice coordonnateur de la coordination sud membre de la DSE bu Italie di la nuyu di la jaajëfal bu baax coordonnateur section APR bu Napoli di nuyu waa auditeurs yi Darou Salam TV yëpp wax dëgg yàlla di wax ne li émission la boo xam ne neex nañu lool surtout bi ñu si wooyee ñi ay ndaw ñoo xam ne ay politique la ñu def nekk si gox bi di nga xam ne si campagne bi muy Napoli di yëngu si wàllu politique tey ngeen yëngu si wàllu média may ñu opportunité yi ñu mën a exprimer pour Sénégal yi gën ñu xam ak wax si programme mu président de la République président Macky Sall boo ñu kiyee rek dañu kontaan moo tax ñu uy si émission bii nga xam ne émission bu mag la boo xam ne wax dëgg yàlla kontaan nañ loolu ñëw teew fi xam naa du ñu guddal waaye dañuy nuyu rek ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan fu ñu mën a nekk si bitim réew ak si àdduna bi yëpp di nuyu waa diaspora bi yëpp wax dëgg yàlla waa Napoli gi nga xam ne moom lañ nekk muy Napoli campagne bi yëpp nga xam ne suñu base politique fii lañ ko defee wax dëgg yàlla di la dalal di la nuyu di la jaajëfal bu baax Louis di wax ne nañu dugg si liggéey bi ñun nag ay ndaw lañ dugg si politique rek wax dëgg yàlla ànd ak président de la République di ko jàppale fii si Napoli di xaar rek loo ñu laaj ci question lu ñu la war a mën a tontu incha allah danañ répondre. tey nag dama bëgg ñu dugg tout de suite ci discussion yi. benn premier fànn bi mu bëgg ñu waxtaan mooy affaire parrainage bi gis nañu ne coow bu bëri jóg na ci déjà gis nañu ne parrainage bi loo xam ne dañ ko waa APR dañ ko xaw a forcer donc yóbbu ko ba fu mu toll nii mais gis nañu tamit ci contrôle conseil constitutionnel li ñuy utiliser pour mën a contrôler nit yi gisuñu ci seen bopp opposition bi gisu ci boppam. parce que opposition baa ngi ne su dee da nga ma nar a contrôler au moins nag ma war a jox base bi nga xam ne ci moom nga may contrôler dama bëggoon nag nga wax ma ci sa xalaat ci parrainage bi ak ni mu demee instant yi nii élimination bi ak yooyu ndax gisoo leen ne affaire bi gouvernement mënoon na ko organiser d'une autre manière def ba ñëpp mën ci gis seen bopp ba coow bañ a am. jërëjëf Louis mu doon question bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla xaaroon nañ ko ndax jamono ji ñuy wax képp koo xam ne yaa ngi wax ci présidentielle sa xel dem na ci parrainage yi man nag ci sama gis-gis comme ni nga ko waxee man jàpp naa ne parrainage yi nga xam ne moom lañ teg anam bu gën la ci Sénégal boo xam ne yaakaar naa képp kuy sénégalais doon na loo xam ne war nga ko rafetlu malgré am nga joxe nga xalaat ne ñu mel ni opposant yeeg yooyu dem nañ ñaawlu nu ñu doxalee waaye dama gëm ne rek ñoom train bi yegg ci heure ba yitteelul leen li leen tax a yitteel rek mooy train bi tardé te jàpp naa ne ñoom bu fekkoon ne parrainage dañoo jàppoon ne bokkul doonu li gën kerek bi nga xam ne dañuy taxaw di wate loi bi la ñu war noon taxaw ni ñoom d'accord ñu ak loolu malgré gisoon nañ ñuy jaay waaye gëmuñu woon ko ndax ba ñu yeggee ci war a dem parrainer ji ku ne dafa jël say fichier dem parrainer ji te gis nañ ne keroog bi nga xam ne moom lañ commencé di waxi candidat yi Sénégal dem na ci daanaka 100 nangam candidat nga xam ne lii parrainage yi bu amuloon yaakaar naa
pour organiser ay élections dina xaw a jafe comme nag li nga wax noonu si conseil constitutionnel comme ni ñu tànnee si wàllu fichier signature yeeg yooyu alors xañ na loolu man li ma jàpp mooy ñoom ñiy wax ñëpp ku si ne am na luñ la laaj xamoon nga ne lii boo ko yóbboo jafe-jafe yi nga xam ne moom la si fekk li nga xam ne rek man moom laa si man taxaw di ko ñaawul en tant que koo xam ne homme politique comme dépôt yi boo dépôt comme ni ñu koy waxee bu la nit jëkkee déposé candidat am après yi nga xam ne tey duplicata yi nga xam ne moom la am dañ koy jox keneen ki nga xam ne moo topp si yow man dama jàpp ne yooyu moom sama gis-gis mooy dañ ko waroon di ko annuler mu doon kii yoo xam ne du valider parce que sans ñu koy jox ma sàmb wala ma demb waaye li ma gis rek mooy parrainage bi système bu baax la si Sénégal parce que tolloon nañ foo xam ne ku mu neex nag citoyen sénégalais bu ne mën nga jóg laaj Sénégal waaye nag réew du caaxaan jàpp naa ne képp koo xam ne am nga ambition pour réew war nga dem si askan wi bañ xam la war nga dem si askan wi bañ wóolu la bu boobaa si lay gën a yomb si yow kon jàpp naa ne kon bu ñu li parrainage yi man li ma si gis rek mooy amul benn galgal bu si ne benn gàllankoor bu si ne sénégalais yi def nañu tànn nañ ñi nga xam ne tey gis nañ ne doy na leen ñu dem si ay élection ñooñu seeni candidat jàll nañ ñeneen ñi am na lu ñu leen laaj pour ñu mottali ko nañ dem mottali ko ñu di jàll si élection yi incha allah gëm nañ la ñu gëm seen bopp jàpp ne comme niñ ko waxee bu fekkee askan wi ànd na ak ñoom nañ dem de wax seen i programme askan wi man daal foofu laay xaar waaye jàpp naa ne solution moom si parrainage yi lu rafet la kenn. dégg naa li nga wax mais nag li ma jot a dégg ci opposition bi waxuñu loolu parce que dañ doon ne parrainage bi au moins ci biir parrainage bi ni ñu contrôler affaire yi am na ñoo xam ne nekkuñu ci fichier bi te yor nañu carte d'identité CEDEAO bi loolu laa bëggoon tamit nga indil ma ci firndeel parce que tamit su dee nit inscrire na ba pare nekk ci carte d'identité CEDEAO bi te tamit ñu dem ba ñu contrôler ñu ne fichier bi nekkoo ci te ñooñu jotoo parrainel ñaari nit. non nan la gouvernement bi naan la lijjante affaire boobu moom dafa newoon koo xam ne jot na parrainel ñaari nit après dañ koy yoon dana dal ci kawam dégg naa 174 000 nit ñoo nekk ci situation bi léegi dama bëggoon xam nag ban solution ngeen ci nar a indi. waaw jërëjëf Louis xam nga dama jàpp ne comme lim boobu nga wax ne moom moo nekk ci situation yi boobu man jàpp naa ne ñëpp du ay problème mu parrainel ñaari nit wala yooyu jàpp naa ne c'est-à-dire candidat yi nga xam ne demoon nañu posé yóbbu seen i signature ku ci ne PV bi ñu la jox jàpp naa ne wax nañ li tax say signature ñu bañ ko valider wala yooyu beneen bi mooy comme li nga wax ne ñi nga xam ne nekkuñ ci fichier bi parce que dama gëm ne comme ni ministre bi waxoon muy Aly Ngouille Ndiaye laay wax rek c'est-à-dire dama jàpp ne am na côté boo xam ne ñoom seen jëmmi bopp ñoo la gën a xam ne parce que tey sénégalais yi wax ni téeméer boo gis 99% yëpp seen carte d'identité jot nañ ko am na nag ay benn ndax liggéey bi fu ñu toll ak pression bi mu àndaloon ak étape bu ñu ci duggee mëntoon a ñàkk ay waaye nag mën nañu nangul ne téeméer boo jël wax dëgg yàlla 80% yi tegu na ci yoon te ñun loolu lañ doon xaar bu dee dafa am ñoo xam ne dañ ne nekkul ci fichier bi jàpp naa ne ñooñu am na experts yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñoom ñi ngi waxtaan ak ñi nga xam ne seen i te ñi ngi woon ci fichier bu njëkk ba nan la ñuy def ba nga xam ne bu ñu demee sous préfet yi nga xam ne moom la ñuy gën a jege bu ñu demee si ñooñu danañ leen wax nan la ñuy def bu fekkee ñoom ñi ngi ci fichier bu njëkk ba nga xam ne ñoom dañ mën a dabaatal ba mën a am seen i carte d'identité ba nga xam danañ mën a bokk si ñuy wate waaye nag man jàpp naa ne problème bi ñuy wax ñoom bu ñuy posé na problème boobu du problème parce que problème boobu dañ ne sénégalais yi am na ñu ko am waaye am na ñoo xam ne xamuñ fan lañ bokk parce que mën nañu ànd ak yow dañu jàpp ne ndax amul benn carte boo xam ne dañuy bind bii carte militant ma sàmb la wala ma demb problème boobu mooy ñun en tant que responsable APR am nañu ay militants yoo xam ne am nañ même cas yi problème yooyu ñu ngi xool ne yan solution lañ mën a jaar pour ñu am pour seen problème yooyu ñu mën ko régler waaye jàpp naa ne comme ñoom ñu ko bëgg a tegee duut loo xam ne lu tegale lu xel nangu la parce que cas boobu dañ ne ñoom fan yi yëpp yaa ngi gis télévision yi li ñuy wax mooy di leen di indiquer nan la ñuy def ba ñu nekk ci cas boobu nan la ñuy def ba ressourcer seeni problème
kon loolu état bi mu ngi ci jël ay mesures yoo xam ne yaakaar naa ne fii ak dans 20 jours wala avant ñi yegg ci campagne électorale yi lu bari mën na surtout kon problème boobu jàpp naa ne du problème boo xam ne bu am solo la. léegi nag ñoo ngi dem ci élection yi élection présidentielle yi le 24 février lañu mais li ñu gis daal dafa mel ni kon waa Benno Bokk Yaakaar daal képp koo xam ne foog nañu ne candidat bu sérieux nga dañ la war a faagaagal. Au moins loolu la opposition bi di wax man dama bëgg a xam lan moo ci sa xalaat. waaw jërëjëf Louis loolu dinaa sawar a compte ndax li ma gis mooy li am solo rek mooy candidat yooyu nga wax man li ma xam si ñoo xam ne dañ doon laaj réew mi dañoo amoon ambition c'est pas sax dañu toogoon ne dañuy soxla ñoom pour ëllëg am ambition si jiite Sénégal muy ex maire Dakar ak ancien ministre Karim Wade comme nga xam ne ñooñu. jàpp naa ne du problème mu justice Sénégal lañ am ak problème ndax ku si ne rek jàpp naa ne muy Karim Wade ñëpp xam nañ ne waa PDS ñi nga xam ne ñoom la àndal waaye président Ablaye Wade mi nga xam ne tey ñëpp xam nañ ne homme d'état la te yaakaar naa politiquement pour gàllankoor ko si politique yombut ndax lépp looy teg yaakaar naa bokk na si maître yi nga xam ne si politique si Sénégal ñu ngi koy royee si ñoom kon jàpp naa ne bu jàppoon ne tey lii galgal politique la. yaakaar naa dina mën a defi pexe ba dindi ko man dama jàpp ne comme ni nga ko waxee ñaari candidat ñoo fi am problème te candidat yi ñoom ñoo la gënoon a xam ne du jàll ndax avant ñuy waxi présidentielle ku si ne yoon teg na si yow loxo muy Karim Wade demande sociale la woon bi ñu nekkee si bi nguuru Ablaye Wade bi daanoo Sénégalais yi ñoo taxaw gis Karim vie bi mu doon dund gis Karim responsabilité yi nga xam ne moom la yoroon ci Sénégal yi taxaw ne war nañu leeral suñu alal ji mu yoroon nan la ko yoree loolu nag wax dëgg yàlla bi ko yoon toppee yoon moo ko ci daan kon jàpp ma ne dafa am ñu tànn pour bëreek ñoom ak ñu tànn bëreek ñoom jàpp naa ne loolu amul beneen bi muy maire de Dakar ex maire de Dakar muy Khalifa Sall ñëpp xam nañ ne dama gëm ne bu téeméer àndoon di def lépp lu bon ñi fi jaaroon ñëpp ñi jàpp ne tey dañuy jëm ci lu baax nga jàpp ne lii baaxul du man dong bokkuma ci moo ko gën te moom dafa taxaw ne du man dong ñi ko njëkkoon di nii lañ leen ko doxale waaye xam nga ne li nga doon def baaxut jàpp naa ne bu fekkoon ne tey ak fi ñu toll tey jàpp naa ne bu fekkoon ne gis na ne doxin yu baaxut waroon na taxaw ndax caisse d'avance boobu dagg nañ ko ay weer yoo xam ne mosu ko ñaxtu mosu ko joytu ndax xam ne ni mu ko yore woon baaxut kon loolu jàpp naa ne du galgalu état wala galgalu kii. Khalifa Sall do àndoon ak Macky Sall loolu yëpp non man gëwuma loolu dama gëm ne non. ñun moom lan li ñuy gis mooy ñëpp ñi ànd ak jot ànd ak Macky Sall mooy ñëpp ñu takkaloon mooy liste bu gudd boobu ñu ci bëri topp nañu Macky Sall te affaire yi seen mbir kenn waxatu ci daal. non xam nga man dama gëm ne pression Sénégal dafa tolloon ay jamono joo xam ne yàqu-yàqu yi nga xam ne moom lañ fekkoon ci réew bi président Macky Sall bi mu ñëwee am yéene tegaat réew mi ci yoon bi nga xam ne kër yi ñëwoon na dossier yi nga xam ne pression bi nga xam ne moom ak jafe-jafe yi nga xam ne ñi fi nekkoon dugal nañ ci réew mi pour continuer ci xeex boobu jàppoon nañ ne dugutoon li gën ci Sénégal ndax mujjoon nañu ñëpp taxaw ne kër yi wala kii traag yi nañ ko arrêté parce que nit ñi sonn nañ nangam ki nangam moom it du loo xam ne parce que jàpp naa ne képp koo xam ne yoon dalaa topp muy ren muy déwén muy président Macky Sall nekk fi jamono ju ne yoon war na laa mën a topp man jàpp naa ne képp koo xam ne tey yoon dalaa daan nga yor al réew mi wala ñu taqal la al réew mi fii ba 100 ans wala fii ba 20 ans yoon war na laa mën a topp loolu laa gëm te jàpp naa ne amut comme si protéger politique nag dafa am na muy fonctionner yenn saa yi moom mu la leer na leen ni ñu koy gisee mooy farandoo politique mënul ñàkk waaye nag teewul jàpp naa ne ba fi ñuy waxee nii ñooñu rek lañ ci wax waaye ay Tahirou Ndiaye am na ñu bari ñoo xam ne ay da jong ñëpp ñu bari ñoo xam ne yoon daloon na leen kër yi jàppoon na leen am nañu ay jafe-jafe parce que dafa am dafa am koo xam ne dafa bokk la gars yi ndax doomi ancien président de la république la yoroon fi ay responsabilités moo tax coow li bari waaye Sénégal am na ñoo xam ne yaakaar naa ne kër yi dal na seen kaw jafe-jafe yu bari ñu dund ko gisuñ ku leen xeexal parce que position bi Karim Wade taxawuñ ko waaye jàpp naa ne amut kumba moo am ndey ak kumba moo amul ndey ndax ñun loolu ñoom jàpp nañ ne loolu moo taxoon Sénégal yi jox président Macky Sall tey réew mi gis ne dañ doon néewal doole surtout si moom ak yenn Sénégalais yi nga xam ne gis-gis yi nga xam ne amoon nañ ko si réew mi moo taxoon ñoom ñi xeex jàpp naa ne du ñëw du dooleel lool man li ma gis mooy 6-6 bi nga xam ne mooy Sénégal léegi
ki nga xam ne moo am doole sax moo gën a ragal léegi yoon parce que bu njëkk dañ naan la pour dama boo ma tooñee ma tëj lu laag boo ma tooñee ma na di gis nañ président Macky Sall ba mu ñëwee léegi yow bi nga xam ne yaay borom doole sax yaa gën a ragal parce que justice ñëpp la fa neyal képp koo xam ne jalgati nga suba ñu yóbbu la si yoon te yow yaa ñëpp a yem si yoon. waaye justice bi day du ñu xoolee du ñu dégluwee fan yi passé waa magistrature nee nañu kii bi gouvernement bi day def pression ci magistrat yi. non xam nga dama gëm ne ñoom en tant que ay magistrats yu toll ni Sénégal fi mu toll république bi lu mu toll dowut loo xam ne fu état war a mën a wañee seeni loxo la te man gëm naa sama système réew te gëm naa ne it ay nit lañ yoo xam ne pour wañ seeni loxo si yenn yi mënul nekk malgré nag métier moo dem am na si ñoo xam ne ay homme politique lañ casque yi ñu wane ne moom lañ sol gis nga ko si ñoom am na si ñoo xam ne si ñoom lañ bokkoon mu ñu ne dem ba créé dañ doon ay homme politique dem nañ ba nga xam ne ñoo xam ne dañ la woon si société civile lañ bokk dem nañ ba nga xam ne ci langue politique bi di bari bu fekkee nag kooku ngay wax dowul loo xam man dama gëm ne alors ci benn côté mooy justice bi faaw mu moom boppam te it président Macky Sall ba mu ñëwee léegi fi mu ko fekkoon 100% amul fenn ba tey am nay manquement waaye dama gëm ne am na foo xam ne bu ñu fa yeggee yaakaar naa bu ñu continuer si ligne bii ñu nekk Sénégal mën na dem ba si yàgg yaakaar naa si justice yi ñuy gën a tànn si àdduna bi yi gën a am seeni liberté si àdduna bi la ñu bokk kon côté boobu jàpp naa ne ñenn si ñoom mënul ñàkk ay ñoo xam ne ay casque yu sol ay casque déguisé lañ parce que ay homme politique lañ ñooy tax ñuy waxee noonu ñuy wax. léegi ñu jàll ci point bi ci topp muy affaire élection yi dégg nañu te fan yi passé président Macky Sall di ne moom gagné na élection yi ba pare match bi jeex na waaw loolu mbaadu le fait que galgal yi ngeen dugal ci biir affaire yi moo tax ba ngeen foog ne nag élection yi moom war ngeen ko mën a gagné ci premier tour bi quoi. loolu moom it dama ciy sawar a tontu bu baax Louis parce que dama gëm ne man mii nga xam ne responsable la nekk fii si Naples boo ma laajoon tey dama gëm ne Naples dama koy gagné parce que xam nga lu tax président Macky Sall dafa am fu mu fekkoon Sénégal am fu mu andi Sénégal te bilan man dama gëm ne Sénégalais yi danañ ko joxaat deuxième mandat parce que lim liggéey ci Sénégal ak fi mu jëlee Sénégal moo tax solo buy politique yi day am moment yoo xam ne loolu mënul ñàkk ci politique parce que boo toogee di wax na nga en fait nit sax bu ngeen ñu war a bëre di nga wax ne maalam man peut-être waaye nag ñun gëm nañ ne Sénégalais yi ñooy tànn te incha allah rabbi danañ ko tànnaat parce que daf fi def loo xam ne nag dafa mérite ñu joxaat ko deuxième mandat te coow lay fi ne rek waaye président Macky Sall ñiy wax ñëpp amul kenn koo xam ne dina ko attaqué ci bilan lu ñu koy attaqué mooy jël na fameem nangam wala def na lale waaye bilan parce que ñun ñi nga xam ne tey bu njëkk. ay nit ñi ko attaqué ci bilan de ne ko yow bilan bi sax même soo defee dañuy xool yow nan nga defee parce que nan nga defee boobu moo am solo parce que suñ la joxee ay milliards pour nga liggéey il faut nga liggéey dara mais nan nga koy defee ndax amul ay corruption ndax amul ay jalgati yu nekk ci biir ñun loolu lañ doon xaar ak état de droit surtout parce que bu muy jël gouvernement bu muy jël dëkk bi dafa amoon li mu diggee woon ne moom li nga gën a soxal mooy état de droit lijjante ba lépp mën a ak yelefu nit yi ñu mun ko respecter bu baax te loolu nee nañu ci bilan Macky Sall dafa manqué bu baax même bi mu ciy wax sax soriwu ci. non xam nga appel d'offres yi nga xam ne am na ci marché yi Sénégal yi am léegi daaw ko xam ñaareel bi mooy dafa am côté boo xam ne man li may jàpp mooy ñenn ñi nga xam ne tey ñoom olof dane kuy gémmiñam nàcc du wax jàmm loolu mooy dal ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci mais waaye dama gëm ne président Macky Sall xam nga ñun ñi di wax ak yow man personnel dëkkuma Dakar boo demee Sénégal ci àll bi laa dëkk te xam naa ne pour ñu sentir suñu bopp ci état comme ni mu amee ci régime président Macky Sall bi mosul am kon pour ñu def bilan ñun si ñun la gën a facilité fuuf ñaareel bi mooy bu dee capital Sénégal bële li mu fa def yaakaar naa ña fa njëkkoon defuñu woon ko fa te bul fàtte ne président Macky Sall dafa régime ab président Ablaye Wade nga xam ne ñun ñi nga xam ne ay xale lañ nga xam ne si lañ gën a centre suñu xam état dëgg-dëgg si président Ablaye Wade nguuram ak yooyu xam nañ ne responsabilité yi nga xam ne moom la ci président Macky Sall yoroon àndoon ak président Ablaye Wade liggéey bu rafet boobu moo ko may tey lii mu am ndax koo xam ne la dafa rampe xam état ba nga xam ne tey boo gisee tey mu mën a dem si àll bi secteur bu ne mu mën fa liggéey boobu jàpp naa ne fu mu njëkkee woon démb moo tax parce que nit mënoo président Abdoulaye li ñuy wax nii yëpp man li may wax sama camarade yi mooy
man gëw ma ne Ablaye Wade li muy def Ablaye Wade am na lu baax lu mu def am na parce que bu ñu la Ablaye Wade def fu lu baax ñun suñu jëm bopp dañ ciy am part de responsabilité. nit mënoo ànd ak moom 8 ans ngeen di liggéey nga am responsabilité yi nga xam ne moom la président Macky Sall la yoroon si nguuru Ablaye Wade mënuñ jàpp ne Ablaye Wade defut fi loo xam ne la waaye gëm nañ ne état continuité la te def nañ fi loo xam ne si Sénégal wax dëgg yàlla si bilan rek amul kenn koo xam ne opposant yi ngay dégg ñuy wax yépp mooy dañ naan la kay lii def nañ fi xaalis bopp ak yooyu la ñuy wax te ñooñu yëpp seen i chiffre bopp la ñuy wax. gis nga ko ba bërki démb kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko pétrole bi nga xam ne moom la ñu wax ne si ay milliards yooyu mu loon wax amut lenn loo xam ne président de la république bi mu wax keroog ci discours de la nation bi nga xam ne moom la ñu def lu bari weddi na ko te Ousmane Sonko li mu doon gëmloo nit ñi di wax doo loo xam ne lu wér la kon jàpp naa ne si côté bilan moom ñun positif lañ ci gis te am nañ fierté li taxoon ñu ànd ak moom am nañu it gëm-gëm ne incha allah rabbi buñ ko joxee deuxième mandat incha allah bilan bi gën a positif te loolu la mooy suñu combat te loolu lañ gëm te incha allah danañ def tout pour sénégalais joxat ko deuxième mandat incha allah. waaw léegi nag dama bëggoon ñu waxtaan am na benn affaire boo xam ne moo jotoon xew Sénégal Y'en a marre génne benn tube daal di ci wax ci Macky Sall daal dama bëggoon nag nga wax ñu ci sa xalaat ci chanson boobu ñu génnee daal di ci am mots yu fort ñu yëkkati vers Macky Sall. bugguma jaar ci wax ci wax ji mais yow nan nga ko xalaatee nan nga ko gisee. jërëjëf Louis xam nga groupe boobu ñuy wax kër gi boo ñu ne Y'en a marre sax dañit parce que Y'en a marre am na ñu ci bokk ñoo xam ne wax dëgg yàlla li taxoon ñuy xeex te gëmoon ne Sénégal dafa war a soppeeku parce que Y'en a marre duutoon ñaari nit te ñuy wax ji ñaari nit la muy benn groupe bu ñuy wax kër gi te ñu dëkk Kaolack. man nag damay jeune comme ñoom bokk ak ñoom benn région muy Kaolack te xam naa buñ ma magee bariwul te mosuma dégg benn xam nga Kaolack dafa doon région boo xam ne bu njëkk moo loon deuxième capitale du Sénégal bi Touba ñëwee nga xam ne ak màggam gu gaaw gi macha allah lañ mujj dominer Kaolack waaye Kaolack moo loon seconde capitale bi nga xam ne tey bu gannaaw Dakar moo si toppoon. parce que position bi mu taxawaloon la ak comme bi mu naan dugal ci Sénégal ñi gis ne benn si bi ñu fàttalikoo ba tey autorité état bu fi mës a ñëw am na ay responsabilités yoo xam ne ci état ñoo xam ne ay autorités yoo xam ne fa la ñu dëkk doon doomu Kaolack te gis ne taxawaay bu ñu waroon amuñu ko te dama gis ne ñoom bu deen li ñuy wax gëm nañ ko te mu dëgg la ci ñoom almeeno ñi dem Kaolack googu ñu dëkk ñi wax ak ndaw ñi ba nga xam ne Kaolack bokk na ci capital yi nga xam ne tey bu dee mbalit walla bu dee salte bokk na ci capital yi ko gën a def ci Sénégal kon ñoom ñi gis seen acte social sax boo xam ne dëkk buñ dëkk nga xam ne ay ndaw lañ ñi mën lañ bala ma dëgg ci li ñuy wax parce que dama leen wax bu fekkee ñoom li ñuy wax moom dëgg la ci ñoom gëm ne dañuy xeexal seen réew dafa am ndax wañ na boo gis ci benn la commencé boo demee tey lu ñuy wax Bawal am na ay association yoo xam ne doomu Bawal ñi ngay créer leneen boo demee Njàmbur noonu boo demee Kajoor noonu ñoom ñi nga xam ne ay saalum lañ dëkk Kaolack te boo waxee ñu ne kër gi Kaolack ñun de te ñu dëkk ñun ñi ay saalum comme ñoom ndax am na yoo xam ne du ma ci dugg ndax ñoom 91 lañ leen fi jiiñoon yegg ci ay xale yoo xam ne ba nga xam ne dañ leen Ablaye Diack moo leen defoon moo taxoon ba tëj yi leen tëjoon yàggul loolu fa lay fekk nit ñi kon doon na loo xam ne ñoom mënuñ joxal benn exemple beneen bi mooy dama gëm ne kilifa li mu fi waxoon barki de moo njaay mu ngi fi bi mu taxawee tractare Sénégalais yi wax leen wax ju ñaaw jooju amuñ ñun loolu suñu kilifa diine yi ñu taxaw wax ci ñoom wax yoo xam ne man rus naa sax di ci dellu ñooñu seeni wax jërul dóor sa doom ndax ki taxaw saaga Sénégalais yëpp te sa bàyyi ne ci jàpp naa ne boo saaga président de la république sa bàyyi nga njëkk saaga kon loolu doon la loo xam ne warul naqari Sénégalais yi dama gëm ne bi mu taxaw di tractare Sénégalais yi kàddu yu ñaaw yooyu jàpp na ne waajuróom mu ngi yoon ci biir kon tey bu contraire bi ñëwee mu dal ko président de la république dama jàpp ne ku njëkkee sa baay njëkkee sa famille boo yeggee foofu warul daw. Macky Sall bi affaire yi ci 2012 bi avant élection yi jotoon na juboo ak gars yi waa Y'en a marre. waaw xam nga dama gëm ne. mooy xaw a jaaxal nit yi. waaw su dee tey juboo ngeen waa lépp neex na. ñu ne Y'en a marre moom moo nekk ñooñu nga xam ne dañuy liggéey pour société bi ak yooyu yëpp tey nag Y'en a marre
xaw a critique envers Macky Sall ñu bëgg leen tam dëmm. xam nga Louis daggumal dama gëm ne Sénégal président Macky Sall mënul am sañ-sañ ñëpp ànd ak moom te dama gëm ne ndaw dafa war a am ambition dafa war a am conviction gëm-gëm man dama gëm ne nit ku ne war nga am utee gis-gis sa lu mënti doon waaye mën nañ ko wax ci anam boo xam ne ñëpp danañ xam ne ay sénégalais lañ yu war a sañ taxaw ni lii d'accord yi ci système bi loolu dañ koy nangul ku mënti doon lu ñu mënta d'accord mooy kuy tractarer nit ñi loo xam ne c'est-à-dire si suñu société si suñu aada ak si suñu diine mayut ñu loolu te ñoom si loolu lañ gis si ñoom man dama gëm ne président Macky Sall mënul am tout ñëpp ne gongo man loolu bu ma ko defee sax ñun ñi ànd ak moom dañuy tiit dañuy jàpp ne nit ki bu fekkee da ngay liggéey ñu am responsabilité yoo xam dañ la jox si réew war nga am ñuy taxaw parce que li muy def du lépp a baax am na loo xam ne baaxul en fait am ñuy taxaw sénégalais yoo xam taxaw ne ko lii baaxul waaye dama gëm ni nit ki lu la naqari ak noo ko dafa am noo koy waxee bii président Macky Sall di d'accord si ñoom combat boobu sénégalais yëpp àndoon ak ñoom parce que dañuy gis ne li ñu doon xeex démb mooy Sénégal teg si yoon. da nga gëm ne léegi sénégalais yi ànduñu ak ñoom. non sénégalais yi ànduñu ak ñoom. man de li ma gis seen woy bi ñu génnee nee nañu déjà am na 600 000 nit yu ci dem cliquer. waaw xam nga loolu li ma lay firndeel mooy. kër gi génnee na benn clip wala génnee na benn single boo xam ne ngir président Macky Sall man mii nga xam ne sax en tant que responsable politique bokk ci APR dem naa gëstu ko xool nan la demee pour mën a xam bala ma ci commentaire parce que loolu lay demee du loo xam ne dañ fi dugg ngir kii parce que man déglu naa ay sénégalais yoo xam li ñu gëm mooy taxaw nañ ne du ñu woteel Macky Sall gëmuñu sax Macky Sall waaye ñii dañ leen a war a teg ci yoon man dama loon ñaan bu fekkee tey nit ñi dañuy jàpp ne pression dëkk man jàpp naa lépp tey yoon da leen a war a noon toog procureur de la république da leen waroon o tey ñi teg leen si yoon parce que dañuy saaga askan wi yëpp fekk tey institution réew mi nga xam ne tey bànqaas réew mi ñi di ko foyee te loolu waruñ koo may kenn. gisoo ne loolu waa APR ñoo ko njëkkee ñoom Moustapha Cissé Lo jóguñu ko ci saaga. waaw xam nga man dama gëm. dañoo war a xoolaat affaire yi. waaw man. tam dëmm ñenn ñi rek bàyyi ñeneen ñi. man xam nga du ma questionné kenn koo xam ne yaa ngi def loo xam ne lu warut la moo xam nga ndax ki ñu àndal président Macky Sall mi nga xam ne tey moom la ñuy àndal di ko jàppale mosuma dégg mu wax sax ab adversaire am lu bu ko warut wax boo xam ne sénégalais yi danañ téye seen bopp. ak keneen koo xam ne da nga ànd ak moom di wax loo xam ne warul wax ja dama jàpp ne man li koy ñaaw ku koy ñaaw la si laa bokk muy Moustapha Cissé Lo ngoo ngay wax ak keneen laa wax dama gëm ne ku mënti doon. combat boo mën a ne bu fekkee am nga ay argument man nga wax ak ci li sénégalais yi ngay waxal te doo saaga kenn saaga bokkul ak suñu aada te man gëwma loolu. wax ma APR bu Naples lan mooy liggéeyam lan la fas yéene def d'ici élection yi di ñëw nan la fas yéene convaincre sénégalais diaspora yi nekk Naples pour ñu voter pour Macky Sall ak seen bureau bi nan lay liggéey ak lépp. jërëjëf Louis yaa ngi may doog a laaj it lu ma neex ndax li ñu wax feccam liir bu neexee nday ja moo jàkk ci mbagg yi te ñun suñu base politique yàlla def na bokk nañ ci leader yi nga xam ne bañ demee Sénégal def nañ ay rentrée politique yoo xam ne dem nañ fa ba am fa ay base politique waaye nag fii reñ dooree muy Napoli gi muy section boo xam ne yaakaar naa ci Italie amul benn section boo xam ne maanaam naw la ci liggéey parce que li muy liggéey amul kenn koo xam ne tey liggéey na lu mu toll noonu ndax jàpp naa ne tey président de la République président Macky Sall bi ñu ànd ak moom di ko jàppale booba ñun amutoon parti bi mu am jafe-jafe ak président Ablaye Wade la ñu taxaw ne dañ koy jàppale ñuy créé benn moment boo xam ne soutenir président Macky Sall lañ ko tuddee woon te booba mooy fan yi mu amee problème Ablaye Wade ñu naan dana ko tëj ak du ko tëj ak yooyu boobu la ñu volonté kon ñun xaaruñu woon dañu bokk ci ñi nga xam ne dañu créé APR fii ci Italie bi ñu créé parti bi dañu fekk ñi def assemblée générale fii ci Napoli pour xaar parti bi xam nan la tudd ñi man koo wax nit ñi kon doon na loo xam ne ci histoire APR fii ci Italie Napoli dafa am rôle bu am solo bu mu ci dox ñaareel bi mu doon section boo xam ne yaakaar naa élection yi fi mos a jaar yëpp da koo gagné amul benn élection yoo xam ne da koo perte législatif yi mujj fi am ci Italie yëpp section bu Napoli lim gagné amul benn section boo xam ne gagné na ko te loolu macha allah ànd nañ ko ay nit ñoo xam ne ñu bëgg président Macky Sall ndax dëkk bi moom yàlla dafa def ne xañ na
am na président Macky Sall lu mu fi indi loo xam ne mosu fi am ndax ay effort loo xam ne effort politique moo tax mu am fi ndax jàpp nañ ne côté bii ñu nekk muy sud Italie bi xawoon na néew doole surtout nag ci administration Sénégal jàppoon nañ ni jafe-jafe yu bëri dañ leen koy dund tey bu ñu demee ba nga xam ne consul ñu am ko ba ay documents yu bëri ñu mën ko ci régler te loolu jàpp nañ ni li taxit cofeel gi am ci diggam communauté sénégalaise bi fi ne ak moom it loolu bokk na ci ndax loolu li tax mu am mooy ay effort politique moo tax loolu am kon Napoli bu ñu wax parrainage yi nga xam ne moom lañ mujj génn bërki démb parrainage yi Napoli boo sa xoolee section yi nga xam ne ñoo nekk ci Italie yëpp section Napoli moo ci rawagum ci li génn officiellement yëmul fekkeen kon doon na section boo xam ne desul gannaaw ci benn liggéey fi ñu jëm nag dañuy jëm ci ay élections comme ni nga ko waxee ñu yor section bokk ci parti boo xam ne ay atam bariwul loolu waaye nag tàmm nañu liggéey bi tàmm nañu volonté bi ngir jox président de la république ndam yi nga xam ne Napoli mos na ko am yépp ànd koog tey waa section bi yépp ànd koog militants yi nga xam ne ñoo nekk ci Napoli ci loolu la ñuy continuer rek jàpp ne fan yi néew am nañ ay programme yoo xam ne danañ ko fésal ndax ñun ay ndaw lañ te ay homme politique lañu danañu feex nan la ñuy taxawee ci dëkk bi ba nga xam ne li nga xam ne moom la président amoon ci Napoli surtout campagne bi muy Cassatt Salerno ak Napoli dëkk bi nga xam ne wax dëgg yàlla zone bii ñi fi ne ñëpp xam nañ ne président Macky Sall buñ koy wax dara ci Italie fii moom bokku ci ndax fii élection yu mos a ñëw ñun Macky bu mos a ñëw bind nañ 3 points kon loolu doon na loo xam ne ñun deseelootuñ ko dara wax dëgg yàlla li am solo rek danañ continuer ci ligne boobu xeex incha allah rabbi ba joxaat ko 2e mandat ci loolu la ñu nekk ñi tàllal nga may ma rek ma tàllalaat sama loxo ñëpp ñi nga xam ne suñu camarades yi nga xam ne it ñi ngi ci Italie yëpp ndax bari na ay dëkk yoo xam ne APR am na fay jafe-jafe te loolu ñun dàquñu ba ñun ñi dem renforcer leen dooleel leen ba nga xam ne jafe-jafe yooyu nga xam ne am nañ parce que Italie nag problème mu APR Italie dama jàpp ne Italie amul APR amul opposant ñun suñu biir ñoo am ay quelques problèmes diversité yoo xam ne positionnement politique la te jàpp naa ne fii jëm kenn moo soxla muy président de la république te jàpp naa ne képp koo xam ne am na lu la naqaroon sax di nga ko denc ngir joxaat président de la république 2e mandat kon jàpp naa ne perte googu yi nga xam ne pertoon nañ ko sax Italie incha allah am naa rafet njort na incha allah élection yi ñëw danañ ko joxaat di tàllalaat loxo rek coalition benn bokk yaakaar bi nga xam ne it ñoo nekk ci campagne bi ñoo nekk ci suddi Italie bi yëpp te xam ne ni ñu àndi woon 2012 incha allah ni ñu àndi woon 2012 falaat président de la république incha allah danañ ko defaat fii wax dëgg yàlla. ñuy def rek mooy jox Modou Ndiaye mu wax dernier moom nuyu téléspectateurs yi doo amee tamit lu muy wax waa APR Napoli. jërëjëf Louis xanaa di leen di jaajëfal rek ci seen liggéey bi wax dëgg yàlla di leen di encourager di wax ne rek lii yàlla na doon ay télé parce que manqué woon nañu kon bu ñu gisee ngeen di liggéey bu am solo bi li ñu def mooy di leen di encourager rek comme ni ngeen ko waxee ñun nag moom soxla nañu woon lu mel nii fu ñu mënee di wax suñu gis-gis ci réew mi kon bu ngeen ñëwee yombalal ñu liggéey bi li ñuy def mooy jaajëfal leen te di leen wax ne it comme nu ngeen tàllalee Sénégalais yëpp loxo di ñaan Sénégalais yëpp ñi jàpp ci rek xam ne liggéey bi yombul waaye nag dañ koy def ngir Sénégal te jàpp naa ne télé bi li ko tax a jóg politique benn punti la ci rek bu ndaw ndax waaye am na ay réalités yi am ci sud bi yi nga xam ne surtout Napoli wàllu social immigré bi ni mu demee loolu yëpp xam nga bu ngeen ci xóotoo rek day doon loo xam ne sénégalais yëpp ngeen koy jëfal moo tax di leen di jaajëfal bu baax di ñaan it liggéey bi continuer ba li ngeen ci yaakaar rek yàlla defal leen ci lu kawe seen jot maa ngi jaajëfal ñëpp di nuyu waa section bi di nuyu waa équipe bi nga xam ne ñoom nga àndal El Hadji Omar Ndiaye ak techniciens yi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci ginnaaw di jàpp ci liggéey bi jërëjëf. léegi du ma def rek lu dul remercier leen egg nañu ci njeexteel émission bi di fàttali rek tey moom dañoo amoon fii suñu naataango mooy représentant APR coordination APR section Naples bi mu tudd Modou Ndiaye. léegi Modou Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax j'espère que d'ici élection yi dinañ amaat yeneen opportunité pour na toog waxtaan aussi ak yeneen représentant opposition yi nekk fii ci Naples donc xam naa le temps ñu organiser ak sama chef El Hadj Ndiaye léegi après donc dinañ la nandal kañ
kañ la ñu mën a def waxtaan bu quoi mais ci diggante bi dinañu déglu tamit yeneen parti yi fi nekk ñu yaakaar nag yéen Sénégalais yëpp di ngeen ñu continuer di seetaan parce que su li ñuy yëkkati mooy déglu jox waa diaspora ñu wax seen xalaat ci actualité sénégalaise wax seen gis-gis ñoo ngi leen di remercier.